ñu doore ngooneeg wàllu élection Sénégal ak defin wi wàllu caytu gi observation professeur Babacar Gueye bu sañoon ñu daal di des ak sunuy observateurs yi fekk baax fii waa bitim réew daal di ñu ko baal. mel na ni Assane kon sawarul ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo daan bawoo ci Europe ak yeneen réew yi ngir ñëw xool élection yooyu naka la tëddee fii ci réew mi kàddu yooyu nag ñi ngi ko xamle ci ndaje moo xamante ni amaloon nañu ko tey ji kuréel gëmb waa société civile ñoom ñoo ko sumboon doon ci waxtaan ci acteurs yi féete kon ci langue politique gi rawatina wàllu élection yi nu ñu mën a def ba la ñu ca am ci wàllu ndam ak yooyu ñu gën ca am dëgër laay ci la moom constitutionnaliste bi professeur Babacar Gueye xamle kàddu yooyu. observation nationale maanaam saytu gi tukkee ci réew mi daal looloo ko gënal la ñu déglu ko ak Daniel Diouf Alioune Diagne ci caméra bi. ñun suñu société civile yi ñu am fii ci Sénégal dëgër nañu dëgëraay bu nga xam ne jot na ñu mën ñu jox gëdd bu nga xam ne dinañu may ñu mën a observer élection nationale te duñu dem di laaj ay accréditation parce que saa yu ñuy def. élection fii ci Sénégal dañu dem di fëgg ci bunt yi di toog di xaaraanu pour ñu jox ñu accréditation pour ñu mën a observer élection yi alors que observation élection yi man dama ko jàppee ne participation citoyenne droit la dafa war a nekk droit ñun citoyen sénégalais pour ñu mën a observer élection yi te dama jàpp ne waruñu dem di laaj autorisation di laaj accréditation dañu war a dem ba nga xam ne observation bi dañ koy institutionnaliser maanaam dafay doon lu nga xam ne dañ koy sóoraale ci suñu institution yi dafay bokk ci suñu institution yi ba nga xam ne dootuñu soxlaati di laaj autorisation pour dem ci élection yi. ndaje mi jëwriñ ji ñu dénkoon biir réew mi teewoon na fa moom Mbaye Ndiaye wax na ci gis na ni nag lu mën a nekk la ñu yem ci saytukat yi tukkee ci biir réew mi ministère de l'intérieur boole leen ñoom ñëpp kon ngànk ngir processus électoral boobu jaar ci yoon ca cëppaandaw la cay ruusee ñëpp bokk nangu ko ministre Mbaye Ndiaye ak Daniel Diouf ba tey. am réew buy dox di defaru dafa war a egg foo xamante ne fii dootuñu soxla normalement keneen di jóge ci bitim réew ñëw di nekk baromètre ne lii fi nekk day wax joxe naa ndigal ne ku ne war na ko nangu war nañu egg foo xam ne dootuñu soxla Sénat dootuñu soxla observateurs internationaux mais ministère de l'intérieur ci dayoom ci xam-xamam ci xarañam mais ci njubam inspiré confiance ba dootuñu soxla loxo kenn ñun rek danañu doy pour arriver à satisfaire le Sénégal ba ku gagné ñu xam ne kii moo gagné même bu fekkee ne ministère bi ki mu àndal moom la ñu gagné mu mën ko wax sigil réewam sigil Afrique loolu mooy effectivement li ñuy ñaan yàlla te danañ ca egg incha allah. Mbaye Ndiaye yore biir réew mi dañuy des ngoneek wàllu élection que defin wi Sénégal lu jëm ci tànneefu ñeel député yi professeur Madior Fall constitutionnaliste la dafa gis ne ni nuy falee député Sénégal dañ ko war a soppi ndax du njariñu ñiy fale waaye ki nuy fal di ñiy jiite. loolu la wax Assane ci beneenum ndaje moomu nag yeneen jéego yu ñu war a teg la gannaaw diggante présidentielle bi ak législative bi ci la ko xamle moom professeur Ismaïla Madior Fall mu gis ni kon ñi ñuy fal mel na ni ñoom la ñu ciy jox bopp ñi nga xamante ne nag ñoom ñooy fale ñu fàttaleen ci fàtte seen i intérêt ba waral anam ya ñuy tànnee ñay toogal askan wi ca ndawi réew mi jot nañu soppi ko fa mu ko teg ak la mu ci yëkkati ci kàddu dénk na communauté Mbare Sow Yaya Diallo. suñu xoolaatee Sénégal ni ñuy élire député yi mode de scrutin bi nga xam ne moom la ñuy utiliser pour élire député yi dama ne mat nañu def évaluation pour xool ndax waruñu ko réformer parce que soo xoolee mode de scrutin bi ni muy demee ak ay liste yoo xamante ni chefu parti bi wala chefu groupe de parti dominant bi moo koy désigner moo leen di désigner en fait dafay mel ni député bi finalement day nekk député président de la République surtout député yi bokk ci majorité bi plutôt que député du peuple. moo tax ma ne ndax waruñu xoolaat suñu mode de scrutin xoolaat ni ñuy tànne député yi ni ñu leen di fale ba am mode de scrutin boo xamante ni député yi dañuy représenter ay circonscription électorale député yi dañuy représenter ay peuple dañuy représenter peuple bi député yi dañuy mun a di rencontrer population yi di mën a organiser ay forum citoyen di def ay restitution su boobaa nañu am député du peuple fi nga xamante ni li ñu seetlu gën a seetlu mooy député du président lañ fa am.
ñu waxtaanee wàllu yoon cour d'assises militaire gendarme Gora Diop lañ doon xaar mu àtte ko suba tey ji ngoone waaye ëtt mi ne amul mëninu àtte gendarme bi fàttali ni lañu ko toppee mooy ak boome ñeel Marie-Yor Sangoné Mbaye 2009 la woon ca Joal. ñu bari nag yëf yi bett leen à Jassane foofa ca cour d'assises bi ba ñu yëkkatee seen i kaddu ñoom àttekat yi xamuñ ni kon dañoo tëlee amuñu mën-mën cas booba ñu leen indil ñu wax ci ndax gendarme bi benn gendarme la en fonction boo xamante ni dañu ko tuumaal faat bakkan kamu faat Marie-Yor Sangoné Mbaye loolu nag ma nga xewoon fukki fan ak ñaar ci weeru août atum 2009 fële ca Joal avocat yi nga xamante ni nag ñoom ñoo ko doon défendre moom kon gendarme bi ñoom ñoo yëkkati daal ay vice de forme yu bari ba ca cëppaandaw la tribunal bi ba mu leen dégloo la xam ni finalement cas bi mu ko indil moom mënu ko àtte ba waral kooko ñu tuumaal faat bakkan dañ koy daal di jël rek delloo ko ca kaso ba di néega ni kon xëy na menenu mbir wala ñoo xamante ni gën nañoo compétent ci wàllu woowu. tribunal li ci des wàllu énergie la ak courant bi ngoone da ngay fay facture wala da nga koy bàyyi ak sëñ Gueye rek. bàyyi ma bàyyi ko sëñ Gueye. facture yi cher na waaye gis courant bi ki gët xam ngeen mbokk yi jamono Sénégal tumuranke na fi woon ba nguur ga woon daal di tërali pexe plan tàkkal ñu toog ab diir courant bi des ak askan yi waaye nag la ca dem nay koppar ministre bi wuutu Karim Wade léegi Aly Ngouille Ndiaye xëy ci janook taskatu xibaar yi xam le ni junneeg juróom-ñeenti téeméeri milliards dem na ca plan tàkkal boobee waaye moom gisul ne la ko taxoon a jóg daal dina ko matale maanaam daa lajjee mission bi jëwriñ ji Aly Ngouille Ndiaye wax na it ci wàllu miin Fatou Dieng nga fa woon Madani Mariga. gannaaw bu mu séqee waxtaan bu yaatu ak ñi yëngu ci énergie ak mine fukki fan ak juróom ak fukki fan ak juróom benn ci weeru mai jëwriñ ji di Aly Ngouille Ndiaye caytu na li nga xam ne moom mooy plan tàkkal nag li ko taxawoon a jóg rek mooy saafara jafe-jafey courant bi. Sénégal léegi ni kenn mënu fee waxi énergie waxi courant te waxi plan tàkkal ndax xaalis bi nga xam ne bii moom lañ ci namoon a def ñu xaymatu ko ci junni ak juróom-ñeenti téeméeri milliards moom la ñu waxoon ne buñ ko ci defee Sénégal dana am énergie bu doy courant bu doy bay jaay bitim réew loolu nag bañ ko waxee ak néga ni daanaka at ak genn wàll yegsi na ci junni ak juróom-ñeenti téeméeri milliards yooyu junni ak ñeenti téeméeri milliards dafa waroon a nekk loo xam ne lii dañ koy defaree ay usines yoo xam ne dafay defar courant ñetti téeméeri milliards mu waroon a nekk maanaam lu ñu mën a tuddee aw xàll woo xam ne yu fa la courant bi jaar. bari na ci yoo xam ne yii dañ koy dindi wutaat ay financement wutaat ay projets yoo xam ne également danañ ko sax am nañ financement bi. leneen lu soxal Aly Ngouille Ndiaye mooy mine moom nag jàpp ne ni Sénégal jëfandikoowul ni mu waree ay ressources minières am Aly Ngouille Ndiaye nag moom nee na dina def kéem kàttanam ba secteur bi nga xam ne moom lañ ko dénk rek muy énergie ak mine daal di jëm kanam. ARTP am njiit lu bees moom it di Thierno Alassane Sall ci janoom ak taskatu xibaar yi tey ji xamle na ni daanu kalaame yoon plainte contre X lu jëm ci contrat bu dox diggante nguur ak Sénégal ak kër gi di MTL danoo gis ne la lalu ci suuf ak njublang la ñeel koppari askanu Sénégal ci beneen wàll ARTP njiit la Thierno Alassane Sall sàkku ci Cheikh Amar mu delloo koppar toll ci juróom-ñetti milliards ak ñaari téeméeri millions ñeel ñaari taax yu mu war la woon ci njaay diggam ak ARTP mu ne Fatou Bintou Konté nga fa woon ak Madani Mariga. ngir xamal ñi nga xam ne ñoom ñooy askan wi nan la ñuy gérer li nga xam ne mooy xaalisu dëkk bi ki nga xam ne mooy directeur général ARTP autorité de régulation des télécommunications moom nee na li ko waral. li ñu dajale tey fii pour indi ay leeral ci ay dossiers yoo xam ne mu ngi ci ARTP te di dossiers yoo xam ne alalu réew mu bëri dem na ci te comme dafa di loo xam ne soxal na nit ñi ba nga xam ne fan yi yëpp ku nekk mu ngi laajte fan lañ ci toll. ñu ne tey jii dañuy daje wax leen ci ñun jéego yuñ ci def. bañ ko tabbee boobu ba léegi mi ngi doog a génn wax ak journaliste yi wante la mu wax leer na tey. ab plainte la déposé contre X. ñoo xam ne dañu utiliser maanaam dañu profité ci lu ñu fu ñu newoon nekk ci ay positions yoo xam ne may na leen ñu war a mën a aar alal réew mi wala wax ci turu réew mi ñu profité ci loolu pour defar seen bopp fàtte li ñu leen dénkoon loolu mooy. plainte boobu ñu déposé démb te dinañ ci dem ba fu mu war a yem
parce que dafa di loo xam ne alal bu bëri la te am na yoo xam ne warul noonu nekk. yeneen malversation yi nga xam ne ARTP moom la fas yéene leeral ci kanam askan wi mooy acquisition ñaari immeuble yi nga xam ne Touba Real Estate di ab entreprise ak Amar Holding ñoo ko waroon jaay ki nga xam ne moom mooy ARTP te ba tey musuñu ko recevoir te mu toll ci juróom-ñetti milliards. looloo tax nag ki nga xam ne moom mooy directeur général ARTP moom envoyé na Cheikh Amar mise en demeure boo xam ne pour mu delloo si koppar yooyu. ne woon ci ARTP daal di jël 2 milliards jox ko kookee ñu ne nañ ko jënd muy Cheikh Amar ñu jox ko 2 milliards yooyu ba pare daal di bañ ko joxe ba pare rek lañ daal di dem ci notaire ne nag léegi nañu signer promesse de vente du sax acte de vente ba tey jii nii acte de vente amagul promesse de vente moo amoon. promesse de vente bi signé nañ ko mais on l'a jamais authentifié parce que taxe yi ñu ci waroon fay ñu ko mais bala immeuble bi sax di commencer ñu koy commencer tabax fay nañu immeuble bi faf ba mu jeex. ñaari affaire yooyu nag ñu ci doon waxtaan ak taskatu xibaar yi tey ci suba ki di directeur général ARTP nee na moom loolu bàyyi na ko ci loxoy justice wante jamono ji la ko soxal mooy. dinañu fexe ba nga xam ne luy suñu métier dëgg-dëgg ñu dellu si ci. dinañ fexe ba daal njëriñu téléphonie njëriñu internet njëriñu télécommunication yi mun a yegg si ci ñu bëri. gannaaw boomee ndaje diggante njiital ARTP ak taskatu xibaar yi Cheikh Amar minu ci tudd nag mu indi leeral lu jëm ci ñaari taax yooyee mu war la woon ak ñoom ARTP ci wàllu koppar du dañ koo fay ci saase dara amu ca rax ci dolli liggéey bi nanu ko sàkk woon ak moom ma nga ca ci wàllu ko lii di mise en œuvre gi bu nu ko bëggee nag ñoom ARTP mu ne ci avocat am digal ko dina leen delloo seen i koppar waaye na fekk moom it lam ci jëlee ne ngaañ na saxal liggéeyam ñu daal di ko ca dàmp Cheikh Amar ci leeralam ak suñuy nattangooyu RFM. leeral bi ma koy indil mooy 2 affaires ils m'ont pas payé cash dégg nga bala ngay laaj les immeubles sont en cours d'exécution c'est visible et il y a 10 000 mètres carrés de surface 10 000 mètres carrés nag da nga koy diviser pour xam loolu lan la moi ils m'ont forcé ne ma dañ bëgg immeuble bi c'est passé jaar na ci nu mu tuddati conseil de surveillance et ils ont fait un conseil d'administration mais man damay jaay ku ñëw di jënd damay problème avec ndongo wala ay affaire yi moi ça me regarde pas seen immeuble la ngi fii nee na nañ ko delloo xaalisam bu bëggee si mon avocat me dit remettre les sous mu ngi mais il aura des pénalités parce que lu mot 10 personnes ñëw nañ bëgg immeuble yi ma ni leen pénal comprendre donc c'est ça man xam nga d'habitude je veux pas parler à la presse ak yooyu mais trop c'est trop quoi parce que le gars il est venu je suis pas parti le voir etc. mu bëgg def ay politique moi je marche pas comme ça ay immeuble yi ñu ngi koy tabax immeuble nag kenn mënu ko tabax 1 mois wala 2 mois et puis ñoom dañu fayagul. Cheikh Amar doon indi leeralam waa ARTP dara kon ci njublang amu ci leneen ci xibaar ñeel wàllu yoon ak pàttaliku tiis bis na tey daaw ca Sangalkam njaboot ak lëmm nekk ci dëcc gox ba naka noonu askanu Sénégal ci boom geek anam weeg ñaawin wi ñeel Malick Ba at ginnaaw si njaboot gay wéy di sàkku justice yoon Maymouna Ndiaye Alié Mbaye dellu ca bërëbu tiis wa ni nu ko waxee woon. ci bile béréb nekk ca Sangalkam lañu boomee woon Malick Ba mu tombe woon altine fanweeri fan ci weeru mai atum 2011 benn at gannaaw bi la jëf waajuram ak am di jàmm yépp di ko fàttaliku. mu nekk suñu xol ba léegi di ñu metti te xam naa ni tant que fajuñu ko justice deful liggéeyam naqar bi du mën a deñ nga gis sa xarit bi nga xamante ni guddi gi balaa ngeen di xëy di dem yéen a nekkoon te nga yeew di liggéey tase moom ci garage ba ñuy xeex ñu sànnante foofu ba ñu rey ko sa kanam lu metti la. commandant bu yore HK33 di ko tirer ci kaw ay population yi nga xamante ne dañoo manifesté wu pacifiquement loolu c'était trop. xew-xew bi nag mi ngi soqeekoo woon ci ab doxu ñaxtu bu ndaw ya amaloon ca biir gox ba te mu juróon ay jàmmaarloo diggante takk der ya ak askan wa. ba ma fàttali ko li mu ma doon dimbali rek mu di ma defal lu baax muy seral sama xol ndax liggéey na ma liggéey jigéen liggéey na ma liggéey góor da amal na ma yërmande ba mu dundee kiifu maruma sama xol tàngul bu dul keroog ba mu génnee àddina laa gis naqari ci moom. benn at gannaaw bi Malick Ba dëddoo ay waajuram ñu ngi sax di xaar yoon def liggéeyam ba mbir mi yépp leer. réew yoon lañu nekk lañu yaakaar kon nag loi moom maanaam justice moom la ñu réclamer toujours
nañu am yoon boo xamante ne képp koo xamante ne def na naka sudul noonu vraiment ñu teg la ci yoon ba nga xamante ne dinañu xam ne lii kat mooy li jaadu ndax nit def mbir ba pare ñu koy gis muy taxawaalu nekk loo xamante ni rafet la ngir ñi nga xamante ne ñoom ñoo deele. soxnaam si mu bàyyi gannaaw ak ñetti bant yi mu jot a am di sax di jooy Malick Ba. wàllu sport ñu ànd ak Cheikh Tidiane Diawo sëñ Cheikh maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Alaaji Assane ñu koy commencé ak football équipe nationale bu Sénégal amal tey ñaareelu tàggatam lépp ngir waajal jongante bi nga xamee ni nar na ko seq si ñaari fan ci weeru juin ci digganteem ak équipe nationale bu Libéria ñoom nag pare nañ ngir am ndam rek fàtte la xewoon bata loolu nag dinañ ci dellu si suñu xibaar yi ci nasaraan ak Souleymane Camara. ONCAV di kuréel boo xamee ni moo ngànk nawetaan yi nag fexe nu muy réaménager calendrier am ndaxte année scolaire bi ren dafay déborder loolu taxoon ba seen président kii di ministre des sports El Hadji Malick Gakou dalal ko waxtaan nañu tamit ca nañuy def ngir gën a yokk infrastructure yi dañ ciy déglu Amadou Kane ci micro Abdoul Aziz Ndiaye ak Alioune Diagne. xam nga ministre bi buñ ko falee ba tey buñ ko nommé ba tey ñun jotuñu woon waxtaan ak moom ñu ngi rafetlu d'abord le fait que moom mooy ministre de la République bu ñu njëkk a recevoir toog nañu waxtaan ak moom mu daje aussi que ñoom gouvernement bi dañu amoon inquiétude pour examen yi xam nga ne kon que année scolaire dañ ko prolongé examen yi bëgguñu woon mu coïncider ak démarrage nawetaan parce que mun na yàqal xale yi. ñu d'accord que nawetaan maanaam activités yi compétition yi dafay commencer le 18 août contrairement auparavant parce que le 1er août la doon démarrer. ñu d'accord ne que dinañ def lépp. su neexee suñu borom mu fekk compétition yi su jeexul tamit wàññeeku na du lor du gaañ du gàllankoor révision élèves yi mais wax nañu aussi affaire stade yi infrastructure sportive xam nga tey jii ni depuis ñaari at léegi infrastructure yi nekk ci région yëpp presque dañ leen doon defal comité mixte boobu ñu créé ci biir comité bi la ñu indi réflexion yëpp tous les problèmes d'habitude c'est des problèmes de sécurité des problèmes d'infrastructure problème prise en charge yenn manifestation yi yooyu dañ ko ciy waxtaanee. Amadou Kane président bu ONCAV Alaaji Assane dañ koy jeexale ci tiis ak génnub àdduna Abdoulaye Thiam nag moom moo nekkoon ñaareelu entraîneur équipe nationale bu Sénégal ci histoire footballu équipe nationale moom nag moo gagné woon Jeux de l'amitié yi nga xam ne amaloon nañ ko ci jamonoy 1963 waroon nañ ci dikk ak témoignage doyen Abdoulaye Diaw sax waaye waxtu bi moo ñu ko mayul Alaaji Assane li moo fi gënoon a fës ci xibaar. Cheikh Tidiane ñu yegg seeg mbokk yi ci gëstu tey bi ñu jagleel napp mi Sénégal sunu waax yi wàllu nappin wi ak anam yu dëppawul ak yoon yu bateau yi bitim réew waaye yenn ci nappkat yu Sénégal di amal ci waax yooyee yu Afrique sowu jant sax laay wax ngir nag matuwaay yi ak it indi ca saafara diwaan yi nga xamante ne ñoo féete Afrique sowu jant tëral na nuy pexe ba ci njëkk mooy fexe seeni inspecteur ña yore caytu gi ñu amal leen formation bu leen di may ñu jàmmaarloog ñooñee di jalgatikat ñeel géej gi laata ñu dalal sunu gan soxna Dieynaba Beyt Xaaware mi jiite service contrôle ak surveillance zone de pêche bu Sénégal dañuy ànd ci wàllu focus beeg Ibou Diouf ak Yaay Diallo. Afrique sowu jant am géej bu bëri jën lool at bu nekk lu takku ci jën yooyu dinañu ko napp ci anam yu dëppawul ak yoon loolu lay jural réew yi ak askan bi ay jëye. gaal yoo xam ne dañuy jógee feneen ak gaal yoo xam ne sax fii la ci bokk dañuy napp daal jaarewul aw jaarul yoon loolu moo gën a sonal secteur pêche bi te ñu ngi def lu ne pour jéem ko combat jéem ko aar waaye am na jafe-jafe ci diggante bi. pêche bi jaarul yoon dafa toll foo xam ne jaaxal nañu jaaxal boo xam ne du ñun rek la jaaxal de communauté internationale yëpp la jaaxal daf ñu jaaxal ba nga xam ne tey su ma ko mënee ràññaleeg benn feebar mën naa ni wax dafa mel ni sida. ngir xeex li ni mel ñuy jiite wàllu napp bi nag fas yéene jàngalaat ñi koy wattu rek beneen xeetu taxawaay. lu tax inspecteurs yi ak contrôleurs yi parce que ñoom ñooy agent yi nga xam ne seen liggéey dafa màcc jëm ci surveiller bateau yi nga xam ne dañuy ñëw ñoom mën nañ la dem surveiller ci biir géej mën nañ leen contrôler ci biir géej mën nañ la contrôler tam boo ñëwee ba ci port bi tam mën nañ la contrôler kooku yoon moo leen ko may. yàq bi bari na xam nga booy napp boobu di jël ay filets yoo xam ni baaxul dafa tuuti dàpp jën yu ndaw yi yàq bi day bëri te pour defaraat ji géej gi dafay yàgg te ñu ngi def lu ne pour jéem ko
combat jéem ko aar waaye am na jafe-jafe ci diggante bi. xeetu formation yi dina leen may ñu am beneen gis-gis ba mën a jànnoog ñiy faral di yàq géej gi. ñun ñiy pêcher dañu am ay techniques yoo xam ne ñun amuñu moyen état yi suñu état yi amuñu moyen pour dem contrôler leen ci biir géej seen moyens yi ñu am patrouilleurs yi ñu am pour contrôler dafa limité mënuñu dem ba ci mënuñu sore alors que ñiy napp xam nga ñoom dañu am ay bateau usine la ñu am na bateau yoo xam ne dañu nekk ay at ci biir géej gi duñu dem. waaw bi ñu gëstoo xool nañu ni benn dëkk rek benn pays mënul moom ci boppam ci moom côte mënul jël affaire boobu ci di ko combattre léegi li ñuy def mooy dañuy jéem a boole suñu doole ci sous-région bi moo tax ñu créé commission sous-régionale des pêches boo xam ne am na juróom-ñaari dëkk yoo xam ni ñoo ko séq ñooñu nag dañoo bëgg a boole seen doole seen am seen mën-mën pour lépp loo xam ne luy yàq géej gi la ñu combattre ko ensemble. lii la dafa laaj xaral ci fan woowee ndaxte bato yi rawatina ñiy bàyyeekoo biti réew dañoo xarañ lool ci lépp lu ajum ci waru lëndëmal bala réeral sax ñi nga xamante nag ñooy ëttu géej gi. Ibou Diouf ñu koy gërëm mbokk yi egsi ak sunu gan soxna Dieynaba Bèye Traoré mi ñu leen yëgal sànq ak teewam moo jiite service contrôle ak surveillance bu zone de pêche Sénégal soxna si ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. rafetlu sa teewaay ñu ngi dégg ci kàddu focus bi ak say kàddu sax wàllu renforcement capacité ak tàggat jëmee ci sunu surveillants yi inspecteurs yi dafay tekki kon ci gàttal ne xereñ gi des na bu ñu ko méngaleeg ñi nga xam ne ñoom ñooy sàcc yi ñu baal ma ci waxin wi ñuy sàcc saax-saaxi géej gi. li nga wax dëgg la sax. xam nga ñoom ay sàcc lañu sàcc la yoo xam ne pour ñu jàpp leen dafa jafe parce que sàcc la yoo xam ne seen technologie yi ñi am day gën di bare di gën di bare léegi bateau yi dañuy utiliser sonar léegi bateau yi dafa am ay bateau gigogne am na bateau yoo xam ne dañuy utiliser maanaam ay jëmtukaay yoo xam ne dañ ko tere am na bateau yoo xam ne dañuy dem ba fi nga xam ni sunu structure de surveillance yi c'est-à-dire que ñi war a surveiller suñu géej yi ñooñu mënuñu fa dem parce que li ñu war a wax tam mooy ci sunu dëkk bi sunu région bi état yi amuñu moyen bu doy amuñu bateau yu doy amuñu avion yu doy je pense que loolu dafa war a nekk léegi priorité état yi pour ñu surveiller suñu géej yi parce que pêche bi jaarul yoon napp bi jaarul yoon du rek pêche industrielle moo koy def pêche traditionnelle bi tam daf koy def li ñuy wax pêche artisanale ñoom tam dañ koy def léegi pour mën a contrôler bateau yooyu yëpp léegi dañu soxla ñu renforcer suñu structure nationale de surveillance. renforcer saytu gi waaye xanaa wàllu daan yi amuñu ay sanctions yoo xam ne dina décourager ñeneen ñi. waaye xam nga sanctions yi gaa ñun ci commission sous-régionale des pêches mi nga xam ne juróom-ñaari état membre la ñu am bu commencé Mauritanie jaar Sénégal dem Gambie dem Sierra Leone dem Guinée-Bissau ak ñoom Cap-Vert am nañu sax ay pays associés yoo xam ne comme Libéria dañu bëgg a bokk ci ñun pour saytu géej gi ñun malgré importance bi ñu jox surveillance ci région bi lu nekk def nañ ko waaye ba tey ñu gis ni des na. moo tax léegi ñuy former suñu inspecteurs yi ñuy former suñu contrôleurs yi mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy dem géej di contrôler pêche bi jaarul yoon mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy nekk ci tefes gi c'est-à-dire que bés bu bateau bi ñëwee ci tefes gi ñoom tam ñoom ñoo koy contrôler ñoom ñëpp la ñuy jéem a renforcer pour jéem a xeex napp bi jaarul yoon. ñu ñëw ci wàllu économie bi koom-koom bi bu ñu ko méngalee suñu géej gi ñun Sénégal Afrique sowu jant li ci nguur yi am est-ce que méngoo na ak li war wala boog dañu am ay manque. buñ la waxee napp bi jaarul yoon. ci sous-région bi ci Afrique moom 1 milliard de dollars la ñu wax. moom lañ jàppagum 1 milliard de dollars. mais ñun ci suñu région bi Afrique de l'Ouest 300 millions de dollars la. bon boo xoolee léegi valeur capture yi ñuy exporter. c'est-à-dire exportation wu sous-région bi yëpp mooy juróom-ñaari état yi may wax ni yëpp bu ñuy exporter c'est à peu près 350 millions de dollars mooy valeur exportation bi. boo xoolee li ñuy perte ñun par année presque moom la puisque c'est 300 millions de dollars. moo tax léegi ñu bëgg a ñaan sunu njiitu réew yi. ñu renforcer structure de surveillance yi. renforcer leen mooy lan
mooy seen jumtukaay yi ñu fexe ba am ay jumtukaay yu doy am ay bateau yu doy am ay avion yu doy bu ñu amul avion yu doy ñun suñu liggéey mooy boole leen def coopération boole leen pour ñoom ñëpp ñu mën a bokk seen jumtukaay pour optimiser moyens yi pour mën a def ay opération def ay opération ci géej gi vraiment pour aar jën yi ak aar tam doomu aadama yi parce que boo gisee mu metti ci ñun c'est que ñun ci suñu dëkk yi pélagique la ñuy lekk ay ressources pélagiques mooy maanaam li ñuy wax yabooy li ñuy wax jay bi moom la ñuy faral di lekk te loolu boo ko gisee 72% exportation yi capture yi du moins 72% ay pélagique la te pélagique yooyu bu fekkee dañuy signé ay accord de pêche yoo xam ne tam jaarul yoon day doy waar. foofu laa bëggoon ñëw ak yow mooy li ci sunu wàll ñun sunuy njiit ndax wàllu bonne gouvernance également am na ci réew Afrique sowu jant yi muy Sénégal di naata ngoom fenn fu ñu ci waxee mbiri licence de pêche yu jaarul yoon est-ce que également renforcement rek bu dee mooy li tax a jóg kilifa yooyee doo di njublang tam ñu fexe ba benn licence bañ a ñàkk dëppoo teeg yoon. waaw maanaam xam nga loolu ci condition d'accès yi la bokk maanaam boo bëggee ñëw ki dëkk da nga war am autorisation pour pêcher waaye dëkk bu nekk am na yoon. dinañ la wax ni que par exemple balaa ngay pêcher suñu dëkk foog nga am ay accord ak benn dëkk ak benn état mooy kaawu Sénégal soo bëggee napp fii fokk nga jaar nga am accord ak beneen dëkk par exemple wala beneen organisation comme Union européenne soo amee accord ak moom ba pare nga mën a à ce moment là nga mën a di joxe ay licence de pêche waaye nag suñu njiit yi nag ñoom ñooy joxe seen accord nu mu leen neexee loolu moom ñun également war nañ ko xoolaat waaw loolu tam war nañ ko saytuwaat bu baax a baax a baax léegi lan moo ci aussi li ci nappkat yi nag mun a yaakaar parce que teg ay tere yomb na waaye lan ngeen di def ba nu yombal leen ñoom nappkat yi dooleel leen ñu dund ci la ñuy yëngoo waaw mais nappkat yi ñun ñu ngi leen di jàppale bu baax ñu ngi leen di jàppale mooy maanaam d'abord mooy surveillance bi ñuy def ñu ngi def ay programme de formation loolu benn la beneen bi mooy itam ñu ngi def ñu ngi def ay programme de plan de gestion ñu ngi jàppale état yi pour que ñu am ay plan de gestion par exemple am na programme yoo xam ne pour petit pélagique yi ma la doon wax yi nga xam ne moom lañ nit ñi di dunde pratiquement ñu ngi essayer def ay plan d'aménagement pour que par exemple bu ressource boobu nga xam ne Mauritanie Sénégal ñoom ñoo ko bokk ñoom ñu jéem a saytu naka la ñuy def ba population bi ba pêche artisanale pêche industrielle ba ñëpp mën ci gis seen bopp. jërëjëf soxna si Traoré maa ngi lay gërëm. di la jox ndaje ci français bi ci kanam tuuti incontournable 20h incha allah. waaw kay maa ngi lay gërëm di la. jërëjëf mbokk yi mu nekkoon suñu gan soxna Dieynaba Bèye Traoré moom mooy chef service département contrôle ak surveillance zone de pêche yu Sénégal ñu leen di jox ndaje ci français bi 20h ni ñu ko waxee incontournable Mamadou Ibra Kane ñu fanaan jàmm.